salaamaaleykum mbokk internet bu Guédiawaye Info TV ak le coach Mame Less mu nekk coach équipe Parcelles Mbooloo nekk également chroniqueur sunu lamb mu nekk ndaanaanu lamb ko am ten dañuy sawar aussi di ko dégg suñu micro mu ñuy di waxtaan ak moom ci lamb am affiche yoo am ten tey mun naan ñoo nekk en actualité ku ci mel ni diggante Quench ak Diène Kaïré mais également ku ci mel ni diggante Gris 2 ak ki nga xamante ni mooy Reug Reug loolu waral tey ñu daal di toog ak moom pour mu daan ñuy jox li nga xamante ne mooy xalaatam ak analyse am jëm ci combat yi coach ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga présenté. maa ngi leen di nuyu waa Guédiawaye Info di nuyu Xaas Bekaay ak Malick Thiandoum di nuyu Grand di leen gërëm yéen ñëpp di leen ziyaare bu wér di leen sant di sant suma waa famille di sant suma yaay suma mère Mati di sant grand Gora di sant grand Jibi di nuyu sama rakk Cheikh. wax naa leen ba tey du ma ñàkk bañ a gërëm Cheikh ndax ni mu mel ci man sama rakk la di gërëm grand Mbaye Wade ni mu yore sama rakk Cheikh ci Allemagne maa ngi koy sant moo Ousmane Wade di gërëm El Hadj Wade depuis Allemagne di leen sant yéen waa Guédiawaye Info parce que aussi mooy li ma la wax rek chaque fois xalaat ñuy échanger yàlla na yàlla def site bi am télé yoo xam ne mar détail yi mar di télé yi rëy yoo xam ne fu ñu toll di dégg waa Guédiawaye Info di la gërëm Bekaay di gërëm Thiam. waaw coach su démb gi ba ci weekend bi ku ci mel ni Diène Kaïré ak Quench daal def face à face. nga gis seen état de forme nan nga gis état de forme ñaari mbër yi. Diène Kaïré gis naa ko liggéey na États-Unis ga mu demoon liggéey na fa te boo xoolee Quench amul sens su génn Sénégal mais mbër mu am jom la mbër mu am fulla la mbër mu dul bàyyi dara romb ko mbër mu dul maye sens ci li ma xam ci moom ndax man li ma xam rek laay wax Diène Kaïré xam nga boo nekkee doomi mbër say combat day neex a lijjanti te doo rampe ci bëre yenn rampe yoo xam ne wala yenn toogaay yàgg yoo xam ne mun ko ko bañ a toog ndax say combat day neex a lijjanti parce que jóge na ci Marley daan ko chute bu spectaculaire dañoo yaakaar sax Diène Kaïré àttanul noonu Marley moom it muy daanaanu law rakkam topp ci gannaaw moom Diène Kaïré am na rakk joo xam ne moom rakk joo xarañ la waaw maanaam loolu noonu boo ko boolee jël combat bu mel noonu jël Diène Kaïré boole ko Quench bu Lansar kooku combat njarndeem la combat du ko dàq te li ma la wax ci Quench Diène Kaïré xaw ma demoon na États-Unis demul États-Unis xaw ma liggéey na xaw ma liggéeyu waaye indi na état de forme léegi nag ba xam Quench dana ko may fenn fu muy jaar ci moom ak Quench mi ma gis xam ko Quench mi may seetaan muy bëri Quench mi dul may dara ah combat boobu dana neex. waaw kon su Quench mi dul may dara comme ni nga ko waxee ñu bëri daal gis Quench anam bi muy bëri ak nga xam te ne moom lay daanee adversaire mën nañ di doole bu ànd ak xel lay doon dina am doole dina am technique. tey diggante moo Diène Kaïré est-ce que jàpp nga ni mu doon fi mu doon jaarale adversaire am mën na fa jaarale Diène. xam nga Quench dafa nekk mbër mu teey te boo yaakaaree mënul xeex ndax nga sa bopp ndax alam lébu xam nga ne ku ko woo ci xeex mooy guux nga soow jaamul boo ko fekkee guux ko fekk borom jëf ci lu ne nga guux ko kooku moom combat njardeem la combat bi dina metti combat bi du yomb ndax dana gaaw du gaaw loolu moom ça dépend ci bërëb bi na muy demee waaye li ma leer ba leer mooy bu dee Quench ma xam man Quench ma yàgg gis muy bëri parce que Diène Kaïré ay combat am Koña seetaan naa ko moo Koña seetaan naa ko moo Marley seetaan naa ko yeneen i combat ndax nit kuy dund làmb la ak dem ci seetaan ak lu mu sori fii ba Kolda damay dem drapeau chef de l'état j'étais avec l'équipe de Dakar yàlla defal ñu jàmm ñu jël ko mais dama ne la làmb ni ma koy dundee man di fa dem fu mu am ni ma gisee Quench ma ne Diène Kaïré xaw ma demoon na États-Unis waaye lu mu liggéey na ko xeeb loolu moom naa la ko wax moom ndax Quench du may dara du la may fooy tarafatal ay ni boo koy mayee sax wala boo koy pénétrer wala boo koy duggee làmb nag dafa tëradi waaye nag làmb doy na waar doy waar goo xam ne kenn ku ne boo cay wax ci loo xam. waaw kon suñu gis aussi Diène nekk xale boo xam te ne tamit dafa am safara daal di xarañ trop ci li muy def ñëw bu ñëwee day imposer adversaire am yi nga xam te ne tey mooy loo am comme ni ma koy waxee ba am li mu bëgg di faral aussi tamit di lire ay combat bu ñu xoolee digganteem ak Marley da koo lire ba tànn ko pièce ak digganteem ak Koña tey nga yaakaar ni moom stratégie boobu bu ñëwee daal di andil safara boobu ki nga xam te ne mooy Quench mënul ko perturber. xam nga Diène Kaïré daan na ay ndaanaan la daan
xam nga boo nee Koña rek ki lakk daa gi ci ndaanaan Diène Kaïré ko daal ñu ne déet waaye mu jugee fi Marley nee naa la daan ko jël bu spectaculaire ndax Quench dana ko may loolu ndax Quench du maye xam nga mbër muy maye mbër moo seeraan muy maye xam nga kooku di nga wax sax ne am nay faay mais am nay erreur mais Quench damaa gisul ay erreur am ci làmb donc muy kàngam ci làmb muy ndaanaan mën a bëre am doole nekk xale fi mu toll nii boo gisee ay combat am di yeex man xaw ma ban mbokk Diène Kaïré moo ci dugal Diène Kaïré mais nee naa la États-Unis nga demoon lam liggéey na ko xel indi na état indi na volume am na doole mais Quench mi mu fekk ndax dana ko may li bëgg loolu mooy problème loolu moom njariñam la combat bu neex la mu nga Malick Thiandoum. waaw wax nga lu am solo du maye dara. mais aussi mun nañ ni adversaire da nga koy pousser mu def erreur. est-ce que nga yaakaar ni Diène Kaïré mënul pousser Quench ba mu def erreur mu am li mu bëgg. xam nga erreur bu ko nit dee def day fekk nit ki di ko may sax làmb nga koy seetal mais dama ne la du ma favoriser Quench la ma gis si Quench laay wax mais dama ne la Quench ba mu daree bëre ba léegi ma seetaan ko ay combat laa wax seetaan ko muy bëre daa mayewut te rafetal ay combat nag moom dafa tëri di mun ngaa ñëw ne salaamaaleykum maaleykum dóor nit ki mu tërëf nga jekkali ko combat ba jeex waaye damaa gis ne man li ma gis te di ko xam te di ko wax ci làmb day wax lu ma xam dama ne la Quench musuma ko gis mu may loolu kay leer na. waaw léegi bu ñu xeexee ñoom ñaar loo gis. xam nga Diène Kaïré mun na am tuuti avantage ci xeex bi mais Quench mën na koo aspirer boo xam ne bu ko bu dóoree ko xam nga làmb joo gis day am appel boo gis nag dana am retour léegi ndax nag Diène Kaïré bu favoriser xeex bëgg a dóor bu ko Quench xasee ba jàpp mbaa combat bi du jeex Malick Thiandoum. kër si loo bëgg wax foofu kon Quench moo ëpp doole. damaa bëgg nga teg foofu sa loxo bu combat bi gën a jege ñu xalaat ci mbàccum gerte bi commencé wala ni xottu gerte naaw ak kenn du ci suuf. non lan nga bëgg wax foofu Quench moo ëpp doole Diène. fuuf. ah kër. boo ko waxee ñu da ngaa favoriser. mais nee naa la Quench génnu Sénégal alam lébu la ci gaalu lébu yi lay nekk di xëcc mbaal doole ji ñëw bu ngoonee mu dem contact ansaar bëgguma sax di décortiquer yenn combat yi ci ay mbëru jàmbur mais dama ne la man li ma gis xam ko laa lay wax Diène Kaïré nee naa la weddiwuma ne liggéey la États-Unis parce que wax naa la gis naa état bi samedi demoon naa Mbour damay seetaan làmb fu mu am ci Sénégal sama oto laay taal dawal ndànk ba ci combat yi ma gaare sañse ba jekk dugg ci làmb ji mais dama ne la damaa gisul mës a gis wala nga laaj keneen ku mel ne man fu Quench maye te rafetal ay ni ci làmb. su ma la déggee daal jàpp nga ni buñ jàppantee baaxul ci Diène Kaïré. non non Diène Kaïré kay mën nay dóor di déplacé wu dóor di déplacé wu mais buñ doxee dajee ak lu Diène ndekk ndaanaan na gën a yokk ndaanaan waaw na gën a yokk xaranteem na gën a yokk xeexam na gën a yokk entraînement parce que li ma koy digal dama koy digal rek de question damaa faral Quench ndax Quench bokkuñu écrit mais sama xalaat laa koy wax na gën a yokk endurance am na gën a yokk physique bi mu indi na gën a yokk système cardiaque am ndax combat bi lu mu métti Quench mën na ko dékkaloo parce que Quench ay combat am dara du ci yomb boo gisee mu naqaree am combat lii moo tax parce que combat mi mbër yi bëri dañ koy moytu day naqaree wutal combat parce que am na dayoo boo ko xoolee xam ne mbër mu du caaxaan la ci séance d'entraînement yi te mbër yu mel noonu dañ may neex damay bëgg chaque année ngay gën a yokk chaque année sa dayoo di gën a yokk mais tant que nag mooy gis la ngay gën a ngeer di entraîner di gën a jeex dama naan kii yaa quelque chose waaye Quench su ma gis moom vraiment moo Diène Kaïré seen combat dana métti lool léegi nag ndax nag fi mu toll ni combat bi na ko nit ñi yaakaar dana ci am kooku moom nañ nekk ba combat bi gën a jege buñ summee ko ba jàkkaarloo kooku moom bu njëriñ dem bi commencé mu wax la ni combat bi demee. waaw kon su ma la déggee kon Diène Kaïré combat bi mooy le gros test mooy combat bu am ten ci lañ ko war mën a dëgg-dëgg xam mooy kan. non xam nga combat bu ne daa am petite catégorie da ngay jógee ci BG bi dem minime jógee ci minime dem cadet jógee cadet dem senior moom nag Diène Kaïré combat test la nekk danañ xool ba xam lii baax na ci moom wala lii baaxul ci moom bu baaxul ci moom dana delluwaat gannaawam papaam Boy Kaïré wutalaat ko beneen yoon combat test la test nag fi mu toll nii boo aptee ñu ne c'est bon boo aptul ñu ne demal faju ji mais combat bi moom combat test la te test bu metti la waaw. bu ñu sukkandikoo ci say kàddu kon mun nañ jàpp ni Quench mooy favori ci combat boobu. non pas à 100% mais dama ne la man ci côté bëri ba lay wax dama la bëri bi ma xam ci Quench
ak ndaanaan yi Diène Kaïré daan boo leen boolee làmb jooju nee naa la làmb njëriñam lay nekk làmb jooju boo leen boolee ñoom ñaar dina neex mais dama ne la Quench mooy mbër moo xam ne du may dara loolu nag bu ma koy wax war naa ñaax Diène Kaïré pour Diène Kaïré gën a yokk volonté am gën a yokk activité am gën a yokk entraînement am xam ne Quench du ko may te lii ma la wax ni lu ñuy tegaat la ëllëg te lii ma la wax ni dañ fi ñëwaat te tàmbal ko da nga xam ne Quench du nit ku may te dafa nekk nit koo xam ne nit ku gëm boppam la bëgg fu mbër yëpp teg seen tànk mu teg fa tànkam yàlla mooy def ay combat di yeex mais ku naqaree bëri la parce que ku teey la franchement ku teey la ku naqaree bëri la te Diène Kaïré na ci def ndànk lu muy def aussi ak lu muy exploiter combat bi na ko teg ci yoon bañ a yàkkamti combat bi wala ñu ne yaa ko mën jàng nga États-Unis xeex da nga ñëw tëf tuuti bu la Diène Kaïré jàppee combat ba jeex loolu moom leer na bu ko Quench jàppee combat bi jeex. waaw kon loolu am na solo bu loolu weesoo ñu def transition jëm ci combat bi nga xam te ne moo waral coow li rek. ma tuddee ko le choc des invaincus parce que ñoom ñaar ñëpp kenn mucc ci daanu ku ci mel ni Gris 2 ak Reug Reug. ñoom itam def nañ jàkkaarloo fi nga xamante ni mooy le weekend passé. nga gis seen Mbour nga gis seen état de forme aussi nan nga gisee avant tout seen état de forme. dem États-Unis Reug Reug daanaka préparation boobu États-Unis la koy préparé te Reug Reug kenn du tudd làmb te doo ko ci boole muy ndaanaanu la. di kàngam ci làmb di xam li muy def ci làmb gëm li mu gëm ne tôt ou tard dina nekk roi des arènes loolu la gëmam la dañ ko koy nangul parce que xale la xam na ne balaa muy yegg fa mu war a yegg ñu ci bari dañ dem ardo parce que boo xoolee ñu ci bari ngi ci pant nouvelle génération bi ñëw na bu ci ràññee ba dem fa jàll ci test bi ñu koy test moom la parce que amoon na premier test ak Elton jàll na parce que ci Bébé Saloum la jógee di def ay test donc mi ngi rampe di ñëw te yoonam fa mu jaar lam jaar yëpp da leen faxas teg na le buñ jógee foofu dem ci Maodo danga naan kàngam yi bëri ci bëri simple xam nga combat bi li tax mu neex mooy combat bu neex la xam nga combat bi li tax mu neex dañ ne Reug Reug ñi dàq bëri ci bëri simple bi ci la bokk kon donc kooku naanaan la ñu ne déetawaay Maodo ñi dàq bëri ci bëri simple bi dem tournoi CEDEAO nekk lutteur ci Sénégal dem jël tournoi CEDEAO yëpp ñëw teg Maodo da leen a daan Maodo daa daan Ablaye Ndiaye doomu Robert ñu jox ko cartouche ñu jox ko Auguste Magnicien jox ko Pakala kon kooku ñooy tudd ci làmb ba tudd ñooñu xam nga ne ay champion lañ te champion ci bëri simple lañ te Maodo yàggut ak ñoom da leen a daan kon donc bu ñu jëlee Maodo ak Gris 2 boole leen dañ naan kii daan na ay kàngam kii kàngam yu romb yëpp daan na leen donc nag ci ñoom ñaar kenn musu laal suuf xam nga Sénégal loolu mooy combat derby parce que derby mooy chaque fois dañuy bëgg ñaar ñu laal gu suuf ñu fexe ba kenn laal suuf Sénégal mooy demee noonu fi mu toll nii boo jëloon roi des arènes ay ati at yor ko genn wàll gépp dañuy bëgg nga daan ndax keneen jël ko làmba ni mel waaye nag nañ ñaan muy combat bu fair play nañ ñaan combat bi am discipline te li may ñaan suñu borom rek mooy képp ku ci yàlla may ndam képp ku ci yàlla war a may yàlla na la ci yàlla defal jàmm nga am ko muy ndam ba sedd guy que ce soit muy Reug Reug que ce soit muy Gris 2 ndax Gris 2 am na dayo am na corpulence bu baax Gris 2 du mbër mu ñuy takk te Gris 2 day bëree tànk fi mu toll nii bu Reug Reug dawee ñëw di yooru bu ko fiilee bu ko tëlee bu ko yokkee boo sàggoon Reug Reug daal doolee ma koy daal donc nag combat bu mu war a teey la maanaam dañ ci waxtaan nii rek am ci tuuti jumboo juñ ci yokk waaye bu ndee ba yëf yi gën a jege ba promoteur bi kala date bi boo leen ñëwee ma càmbaral leen lépp engagement yi. waaw kon bu ñu revenir tamit ci seen comportement ñaari mbër yi dafa mel ni ku ci mel ni Gris 2 moom dafa jël combat bi lépp rek daal koy jox Reug Reug ñu gis benn sérénité boo xam te ne tey Maodo moom da koy dégager mel ni moom li muy waajal da koy denc di ko nëbb di xaar le jour ji mais ambiance bi ak excès de confiance bi lépp mën nañ da koy jox ki nga xam te ne mooy Reug Reug. xam nga Maodo dafa jël ay classe am jël ñu xaw a tolloog Reug Reug jël ñu sut Reug Reug doole te Reug Reug boo xoolee Serigne Ndiaye may ànd ak Maodo Reug Reug daan na ko bataay ci bëri simple donc Maodo mi ngi natt boppam foofu jël gars yi jël leen def leen yóbbu leen hiver la maanaam préparation bi xaw ma ñaata weer lay diire
mais xam nga nit aussi boo ko déplacé yóbbu ko ci kër tëj ko muy ànd ak yow fajar di daw di contact ak yow te tolloog dayoo daana ko Reug Reug googu combat boobu ku jara seetaat la te Maodo aussi day ndaanaan goo xam ne gëm li mu gëm moom parce que yàgg naa mbapat te daawuñu ko dégg peut-être Reug Reug mbapat na nit ñi di ko dégg mais Maodo yàgg naa mbapat li ma lay wax ni ca jamonoy église la terrain église bu dee mi ngi may dégg moom te seetaan émission bi jamonoy église ñëw na fa mbapat ba taay yaa ngi dégg kon yàgg naa mbapat mais siiw ga mu war a siiw par rapport ak Reug Reug mais du ko mën a am ndax jamono yow yi mbapat peut-être te lay demeewuñu woon nii donc encore muy ndaanaanu lam nekk ku am dayoo koo xam ne li Reug Reug war a bëree moom bu ci teeyut boo sàggoon yuuxu dana jóg fu ñu ko foogee déggoo ma de Malick dama ne la Reug Reug boo sàggoon bu teeyul ci combat Maodo bii jox ko cër bi mu ko war a jox teey gi mu war a teey ak Maodo ni mu fonkee bis bi ak ni mu ko jëlee au sérieux jël ay nit yóbbu leen hivernal dafa jël raccrodos bi booy Pam Doy jël Serigne Ndiaye bu Faas woo ñeneen i kàngam yoo xam ne ay Baara Ndiaye xam nga ponkolisa yoo xam ne ngay contact ñoom doo bàyyi fajar bi nga jóg dem gi combat bi jël na ko aussi. waaw kon sa foofu rek laay taxaw tuuti Reug Reug bu teewul dina am lu ko bett ci combat bi ñu bu ñu sukkandikoo ci ay kàddoom tamit moom dafa mel ni dafa jàpp ne day ñëw rek jaar ci kaw ki nga xamante ne mooy Maodo yow nan nga gisee tamit comportement Reug Reug ci par rapport ak combat bi quoi. xam nga combat boo yaakaar na yomb na boo ñëwee mu gën a difficile ci yow combat boo yaakaar ne combat bi yomb na mën ngaa ñëw mu gën a metti ci yow nee naa la nit ku ne am nga fort ci li ngay bëre nit ku ne am na loolu may ci làmb man sama làmb yi ma gis seetaan ko ci Maodo moom da lay bëri ba léegi ma ko gis ci arène bi musuma gis benn faay boo xam ne Maodo wane na parce que nit ki booy wax da nga wax sa aqulaay taala musuma gis benn faay te ku natt paka la ci yow nga bëree moom combat bi intense loolu ak paka la daye bi mu yor nga koy puus muy reculer di génn saako yow xam nga ne kooku doo cuule te ku am doole la parce que kuy puus paka la bu mbuur paka la di génn sa waay boo amul doole sa doole ñu laaj la ko Maodo ko am doole la ko am volume te xale la te yaramam bi aussi mobilité bi mu am ci nit bu mel noonu man dama ko musul gis ci poids lu mel noonu parce que moom yaramam nekk xale ba pare xam nga bëre boo ci nekkee sa famille yëpp genn wàll gi yëpp nekk ci làmb magam Gris Bordeaux nekk ci làmb am na conseil yoo xam ne aussi dañ ko koy jox fi mu toll nii waa Fass dinañ waxtaan ak moom peut-être mi ngi teg ay kasetu Reug Reug di ko seetaan Reug Reug aussi mën na wax nit ñi naan du ma seetaan ay kasetu Maodo mais daanaka boo xoolee bu récupéré amee temps récupération ndaw dana xool Maodo nan lay bëree nan lay songee ak yooyu parce que loolu aussi ci harmonie combat la bokk parce que ci préparation combat la bokk parce que aussi da ciy am sens nga xam nit ki tànk muy teg tànk bu muy jiital ban loxo la jëkk a cokkaase loolu day am solo cam waaw kon si tamit ñu dégg tamit ku ci mel ni Maodo muy faral di wax ni Sénégal ñoom ñaar defuñu fi loo xamante ne tey waral na ñu leen di coow. mais nit ñi ñoo leen wekk am fu ñu leen teg. fi leen nit ñi teg nag ñoom le jour ji dañ ko war a wane ci biir géew bi mel ni kàddu yooyu day jëm a tendre pièce ki nga xamante ne muy Reug Reug nan nga gisee kàddu yooyu. xam nga combat bi combat amateur la combat bi amateur yee ko yàgg a coow parce que Reug Reug mi ngi def différence di ñëw Maodo nekk tamit di daan ay ponkal yoo xam ne daanaka mooy li ma la wax rek. ci bëre simple lañ man dee bëre ñu ñëw Maodo daan leen léegi nag phase test bi ñuy wax def mooy léegi diggante Reug Reug ak Maodo public bi di ko coow amateur di ko coow ba promoteur ligue ni ko laa ñëw taxawal ko ñoo ko ci sant bu baax di ko gërëm ndax buñ seen chaque fois combat yi mel na ay combat jar dégg waaye nag Maodo da di koo xam ne ku teey la boo xoolee mobilité bi nekk ci yaramam ak daye bi mu yor ak sérénité bi mu am nga leer na Maodo ku jar a sóoraale la parce que combat bi munoo wax tey jamono yi ñu toll nii kii mooy daal boo ko waxee doo ko def mais nag buñ demee ba nga xam ne combat bi sérénité bi yëpp taxaw na bañ sumee parce que combat moo garaaw combat moo mystique combat heure ba ngay bëree bu neexee maaraam mu ne la xawal a guddeel combat ba buñ la daggee tamit bu mu la wàññi dara loolu day am ci combat mën ngaa préparer bañ ne la ndam li yaa ko moom nii ngay daale tegal la ko wan la ko nga dem ñu daale ne leen du may noonu làmba mel noonu mais dama ne la combat bu neex la combat bii dafa nekk combat jànq ñoom ñaar muy passage boo xam ne comme ni jéen kay rek Coen si mel kenn ku nekk sa génération tey Reug Reug ak Gris 2
ay ñoom Elton maanaam génération boobu la moo tax ma ne nit ku ne am na génération boobu da ngay dem junior dem cadet dem senior après doo ko jóg noonu nag làmb mel làmb nag boo ko rampewul nekk ci ndaanaan di compétir parce que Reug Reug ku ne compétition rek xam na doy na dëkk si compétition parce que booy taseeg ay 90 litres 100 litres nit ñenn ñi toll ak Maodo ñenn ñi xaw a neexoo ak Maodo ñenn ñi yegguñu comme ni Maodo mel dëgg kooku moom ku ne du ndaanaan Thiandoum yaa ngi ndax sa bopp. waaw coach mais pour revenir un peu tamit ci li ma wax rek bu ñu déggee ku mel ni Gris 2 ni Sénégalais fi ñu teg dañ kaa war a wane bis ba ci biir géew bi. kàddu yooyu nan nga ko gisee. xam nga mooy li ma wax ci làmb ji rek làmb ji dafa war a neex làmb ji amateur yee ko bëgg xam nga bu la Gris ne dañoo bëgg a bëggal spectateurs yi ñoo tax combat bi taxaw looloo tax Gris tontu la loolu làmb ji dafa war a neex nee naa la tey bu Gris 2 amoon 20 combats daanu Reug Reug am 19 combats daanu daañu fexe ba kenn daanu ci spectateurs yi mel noonu Sénégal mooy demee noonu tey bi ko fi Tyson jëri di lëmb réew mi fi làmb toll nii lépp Tyson na ko fi yóbbu sponsor day ñëw mun ne ko tànga may fay ñu ne kii dafa dof wala buñ ko mënul dem seen yoon bu ñu xëy ne ko kaay ñu fay kon donc bu làmb toll fii nii fii génération bi toll ñoom Maodo toll ñoom Gris 2 toll fa amateurs yi bëgg làmb ji ba mu taxaw Gris 2 de Reug Reug bu ñu ko bëriwul comme ni ñu ko war a bëree dëgg-dëgg amateurs yi wax ak ñoom ndax amateurs yi tax mu taxaw ndax kenn ku ne bu ñu sañoon say dynamique de victoire dañ ne diwkat am na benn défaite wala diwkat am na ñaar défaite surtout ci bëri door bi mais comme ñu ngi tegale seen dynamique de victoire di dem faaw ñu boole leen muy combat njëriñ ñoom ñaar ba nga xam ne amateur dinañ kontaan ñu xeex bëre làmb ji neex que le meilleur gagne. waaw coach bu loolu weesoo ñu daal di dugg ci combat bi rek ñoom ñaar bu ñu xeexee nga yaakaar ni kañ la avantage non Maodo mën na xeex Maodo naka jekk mën na xeex léegi Gris 2 ba xam États-Unis ga mu demoon jàng na fa xeex loolu moom décemment leer. Reug Reug boo xam États-Unis ga mu demoon jàng na fa xeex loolu moom peut-être moom normalement bu liggéey musculation États-Unis normalement li ci ëpp ci préparation xeex la waroon jàng ndax nit ku man di bëre du waa États-Unis ñoo ko jàngal bëri ndax avant muy dem États-Unis man dina bëri ba pare États-Unis bu fa demee yokk corpulence am lay def am temps wu récupération jël programme boxe bu bari parce que Maodo mën na xeex Maodo ko seetaan ay combat xam ne mën na xeex te li muy xeex ci yoon la ko teg ndax ay préparatifs physiques yi nekk Fass dañoo am ay préparatifs de boxe am préparatifs de lutte am ay kàngam yu fa nekk man di bëre ñoom xam bëre donc loolu tax ma ne la combat bi en aucun cas ak combat bi nu mu mënti mel dana neex dana metti dana gaawam du gaaw kooku moom bu mbëri summi ko nga gën a gis état bi ñu indi kooku moom di nga xam ni combat bi demee tànn. su ma la déggee kon bu ñu xeexee ki nga xamante ne mooy Maodo am na benn longueur d'avance ci ki nga xamante ne mooy Reug Reug. waaw xam nga Maodo cëram yi ak dayoom mooy tax dina am avantage tuuti te Reug Reug boo xoolee diggante moom Maodo ci flanc yi rek la mën a jaar ndax ponkol mu doy ni guy doy ni mu war a doy boo mbëkkanteeg moom da ngay sonn doo dem fenn soit da nga koy mën a tromper ne xaas mu yaakaar ne yaa ngi ñëw nga daw fii la ko jaar ci poxotaan ponkol moo wër ndomba mu jaaxle ponkol moo wër ndomba di ko yenn ay uppercut yi ñëw mbàccum gerte bi commencé kem bi naaw ah yaa ngi dégg ponkol moom wax xam boppam mais nag loolu dong mooy fooram jaar ci flanc mais dox dajanteeg Maodo Reug Reug xalaatu déggoo ma de Reug Reug xalaatul dox daganteeg Maodo moom kay dina jéem a indil ko saytaane indil ko safara bëgg a xeex ak moom xaar Maodo lu muy tontu parce que ponkal bu jógee oyof léegi nag bu Maodo jógee mu mën a liggéey li muy liggéey ndax ndaanaanu làmb la mais fooram bi nga xam ne mooy fooram te mu koy bëree moom Reug Reug nga xam ne day daw takk la jaar ci côté yi jaar ci flanc yi dama naan loolu rek mooy kele combat ci diggante moom Maodo mais daw di dajanteeg Maodo moom kooku xelam xalaatu. kon su ma bëri dañuy faral ñuy di wax ni bu ñu bëree ñoom ñaar ki nga xamante ne mooy Reug Reug moom moo am tuuti avantage waaye bu ñu sukkandikee say kàddu dafa mel ni Reug Reug moom ci côté bëri bi tamit nekkul def ci am avantage à 100%. si parce que xam nga làmb moo doy waar parce que nee naa làmb ni nga koy waxee chaque fois mën nay bañ a demee lu may noonu mën nga ko wax aussi mu tombé ak pic mais dama ne la Maodo dafa mën di bëri jàng ko mbapat peut-être nee naa la génnul comme ni Reug Reug génnee mais nee naa la làmb ji ñoom ñaar. même bu ñu xeexoon fii ba déwén làmb ji ci bëri lay jeexee soit Reug Reug dana daw ñëw Maodo tël ko ndax Maodo day bëri tànk
Maodo boo ñëwee bu la fiilee bu la tëree ak noo toll da nga wuti suus léegi nag Reug Reug li may wax mooy doo fekk ponkal mu ne këcc nga naan damay buuxante ak moom kay mën na ko indil seytaane mel na ku koy xeexloo yaa ngi dégg mu xeex mu yow mu ne coppe tànk bi dij ko wala mu jaar ci flanc yi wër ko ndomba nee naa la ponkal moo wër sa ndomba fii Sénégal bu jébbalu. kon su ma la déggee daal bu ñu demee ci bëree bi 50-50 la ku ci nekk am nga loo am te war nga ko moytu ci sa morom. kenn ku ne am nga sa foori bopp kenn ku ne am na loo wane mais dama ne Reug Reug compétiteur la Maodo di ndaanaanu lamb buñ leen boolee amateur yi ko bëgg muy combat bu neex can dama yaakaar dégg olof de combat bi boo joxee kee 40 di jox ki 50 du yoon da nga naan 50-50 parce que kii daa man di bëri daan ay ponkal daan ay champion d'Afrique fii Sénégal yoo xam ne dañ leen daan tudd Sénégal di leen yóbbu fu ne mu daan leen kon donc mu ne kooku daanaan la Reug Reug topp bëri simple bi topp compétition bi fu bëri simple am ak fu mu ko dégg dem di compétir di yokk xam-xam ci bëri ku ko daan tey mais Reug Reug daan nañ ko fi daanati ko fi kon kay bañ ta daanu day ñëw jox combat bi ak xam jox li combat bi laaj parce que combat bi moom dana ko bëre pour boppam bëre ko pour li topp ni nekk ci carrière am bëre ko pour avenir am léegi nag bu daanee Maodo kenn dootu ko bañ ndax Maodo dana ko may loolu càndum tegal foofu solo. waaw coach bu ñu demee tamit ci côté puissance ñoom ñaar côté kattan nga yaakaar ni kan moo ëpp doole. non boo xoolee ci doye di nga yaakaar ne Maodo moo ëpp doole mais nee naa la Maodo mobilité bi ci yaram moo ko moom Reug Reug nee naa la dem na États-Unis liggéey te boo ko xoolee xam ne liggéey na parce que boo buy dox di ñëw rek nga xam ni muy dégager rek nga xam ne kii liggéey na mais lii problème bi mooy xam nga kii mën na am masse kii yaram bi entraîné ba os ba doot ba nga xam ne ba kow na nga xam ne bu Maodo nii run ko ci moom xam ne fekk na ci doole parce que loolu aussi dafa am importance mën nga bañ a am yenn masse volume yi mais wow kongu os te Reug Reug tuutiwul peut-être daa summeekoogul ndax chaque fois tenue de sport boo ko gisee mu jël benn pull bu am capsule teg ci kawam donc mi ngi nëbb boppam mais nee naa la bu ñu demee ba jour ji ba ñu summeeku nga gis doye Maodo gis doye Reug Reug di nga xam ne Reug Reug États-Unis comme demoon caaxaanu fa liggéey na léegi nag combat amateur yi ko bëgg muy combat génération boo xam dañoo war a percer parce que tey Maodo mënoon naa bëri ñu bari Maodo avant Reug Reug mënoon naa jaar ci keneen doog a ñëw bëri waaye làmb ji amateur yi ko bëgg ba tax làmb ji taxaw dégg nga ma càddu kon muy combat bu neex combat bëre la ci kaw bëre la ci ñu màndi bëre la ci ñu yàgg dégg daal yi Reug Reug da ko yàgg dégg Maodo yàgg ko dégg waaw. kon su ma la déggee daal doon na combat boo xam te ne jafe na trop pour ñu joxe ci favori. ku joxe favori da nga wax lu neex ku fi toog naan diw moo mën diw peut-être mën nga supporter diw am gëm-gëm ci sa mbër ne moo dàq bëri diw mën na koo daal mën nga ko wax tey ne diw moo mën a daal ñu daal diw mais dama ne la combat bi amateur yee ko bëgg muy ay combat xale Maodo am mobilité ci yaramam Reug Reug nekk xale bëgg a wan ne leen man lii laa bëgg a def la mu bëgg a def nag moom la bëgg a wane entraîné na États-Unis ba ñëw làqatu su meekugul benn yoon ci contact boo xam ne gisuñu ko ci benn site boo xam ne su meeku na wane ne lii laa liggéeyoon États-Unis peut-être bu combat bi jeexee dana ko wane waaye daal xam naa ne combat bu neex la combat amateur yi la combat jeunesse bi la parce que ay xale lañ te bëgg nañ fi ñoom Balla Gaye toll ñoom Modou Lo toll fi ñeneen ak ñeneen ñu mel ne ay Bombardier toll fi ñoom ñu bëreek ñoom seen rêve la ñoom boo gisee combat bi nit ñi taxawal ko nee naa la promoteur bi lig na ko laay tëgg ko amateur yi ko bëgg yàgg cee coow. waaw kon su kàddu yi am na solo léegi ñu bàyyi leen nga tàggatoo le mot de la fin. comme li ma wax rek di gërëm suma waa famille comme d'habitude sumay mag ñoom góor ñoom jibi sumay frère Malick mi nekk Italie lépp lu ma soxla Italie muy nit te du ma sonn di gërëm Ndiaga di gërëm Pape bi nekk Toulon la Boker di gërëm Baara di gërëm sama gars yi Tony bu ñuul di gërëm Mbacke xam nga di gërëm waa marché Ndiarème yëpp di gërëm sama waa écrit Parcelles Mbooloo di gërëm Moussa Dioum tête de file bi ñoom François Émile Gomis Boninga Demba Diallo Passagne Farbu Jar
ñoom Boka su may xale lañ yoo xam ne daanaka dañoo nekk famille léegi parce que ñëw nga entraînement ba gis nga ni ñu liggéey gis nga ni ñu ko tegee ci yoon gis nga ni ñu respecté te loolooy àdduna looloo am solo nee naa la man Guédiawaye la dëkk di entraîné waa Parcelles donc c'est pas facile nit di def lu mel noonu am cër Parcelles ndax yàgg naa Parcelles yàgg goo xam ne cër boo fa am mënatuma dellu gannaaw ci lenn wala may def leneen loo xam ne dana ma soof dana ma saf ci làmb waaw Parcelles laay entraîné fa la ma yàlla natoo am ma cër ma am fa cër yaa ngi dégg di gërëm ñëpp daal di gërëm ñëpp Omar Mbow suma xarit nee naa la jabar rek lañ mënta bokk moom waa Lyon di leen gërëm di gërëm aussi Diène Faye c'est un ancien international bu nekk Mbour maa ngi koy gërëm di ko sant bu baax di gërëm Pape laa Bokaay jërëjëf maa ngi leen gërëm yéen aussi waa Guédiawaye info di gërëm Xalaas Bokaay di leen gërëm Thiandoum di gërëm sama gars yëpp di leen bëgg bu baax jaajëf. waaw mbokk internet yi loolu moo doon waxtaan bu am solo bi nga xam te ne séq nañ ko ak le très cultivé en terme de lutte mu nekk Mame Less le coach de l'écurie Parcelles Mbolo mu doon daanoon làmb parce que damay faral di wax ni bëri na fi ñoo xam te ne dañ ko gën a rëy làmb rek mais gënuñu ko xam làmb mu doon daanaan saa yu àddoo rek jëmale ci nga xam te ne mooy làmb rek ñëpp daal di kontaan ñu mun ci taataan lu am njëriñ donc mu daan ñuy amal defalee analyse yu am solo ci diggante Diène Kaïré ak ki nga xamante ne mooy Quench mais aussi mu daal di wax tamit ci benn analyse bu am solo ci ki nga xamante ne mooy diggante Maodo ak Reug Reug Gris 2 ak Reug Reug mu doon tamit vraiment donc ay analyse yoo xamante ne tey njëriñ li bëri na trop comme ni may faral di ko wax une discussion pleine d'enseignement donc di leen sant di leen gërëm di gërëm suma technicien ku ci mel ni Madane ak l'incontournable Bekay Koundoul